Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. ñu leen di siyaaraat bu baax mbokku téléspectateurs yi di leen dalal jàmm di leen wax ni ñu ngi toog ak ki nga xamante ne moom mooy le roi des arènes Bombardier ñu fas yéene waxtaan ak moom ci yaatoo yaatu salaamaaleykum champion maa ngi siyaar. maa ngi delloo siyaar mon ami mon frère di la dalal jàmm fas yéene waxtaan nag à cœur ouvert maanaam lépp loo xamante ni lu ñu bëgg a xam la temps bi ñu toogoon nii yëpp waaw vraiment ñu waxtaan si ba nga xamante ni àddina bi yëpp dinañ xam si lan la ñu nekkoon waaw. gannaaw bi nga xamante ni jóge nga ci sa combat Angleterre MMA bi yàlla may la ci ndam ñu gis li nga xamante ne sénégalais yëpp kontaan nañ ci mais ñu jékki-jékki nga waroon a ñibbisi nga jaar France laa mën a wax mbas mi daal di ñëw mën nga ñoo wax tuuti période boobu nan nga koo dundee. waaw dama def benn combat Angleterre le 29 février yàlla may ñu ndam ñu programmé woon pour bu ñu defee combat bi juste rek. après ñu ñëw Sénégal xam nga fêter victoire bi ak yooyu mais ku ne xam ne dafa am ci diggante bi lu xew muy mbas mi mu ñëw nag bi muy ñëw vraiment bett ñu bëri ku nekk fi mu la fekk nga coincé fa mënatoo bouger man yàlla def mu fekk ma bi ma jógee Angleterre ma jaar Paris pour def fa quelques jours pour ñibbisi mais affaire bi tëj ma fa mënuma bouger comme tout le monde mais vraiment c'était bon. du ma wax ne c'est difficile mais difficile bi rek mooy juste mënatoo génn mënoo def say activité comme ni nga ko bëggee mais vraiment foofu moom ça va quoi parce que soxna si mu ngi fa voilà sama famille ñu ngi foofu donc ma leen di nuyu au passage ñoom ñëpp mais vraiment ñàkk génn bi daal ñàkkoon def ay activité ak yooyu voilà loolu rek moo si nekkoon métti mais à part ça moom voilà tout va bien. sportif bu toog benn mën nañoo wax benn place entraîné jiwul demul salle dawi jiwul. période boobu nga def ay weer quand même noo ko doon dundee. waaw vraiment dund naa 2 mois yoo xamante ni moom dama defoon mooy loolu parce que sportif ku nekk xam na activité am dafay tàmm bouger daw dem salle dem defi boxe defi yëpp donc ñu ne la di ngay toog presque 2 mois yoo xamante ni doo def dara da nga obligé jël corde si kër gi dafay ay quelques pompes ak yooyu mais xam nga loolu sportif de haut niveau waaw nekkul entraînement bi nga soxla. voilà mais après dañuy comprendre que rek ne lii lu fiy ñëw la il faut nga essayer dund ko comme ni mu ñëwee mais vraiment toog naa 2 mois yoo xamante ni vraiment bon am na lu bëri loo xamante ni da ngay énervé wu xam nga dootoo sawar voilà yi nga bëgg a def doo ko mën a def mais après da ngay comprendre rek après daal 2 mois yi dañoo déconfiné rek si lendemain bi ma takk daal yi waaw. ñu gis ni ki nga xamante ne bi nga duggee ci MMA bi. nan nga ko dundee parce que déjà yàgg nga ci làmb mën nañoo wax ni dund nga li nga war a dund lépp ci làmb ñu jékki-jékki ñu ne la MMA ñëw na mën nañoo wax ni MMA ak bëre xaw na am différence parce que foofu am na ay tànk am na beneen xeetu entraînement peut-être bi nga doon def mën nga ñoo expliquer tuuti contexte bi. effectivement xam nga MMA dama ko yàgg bëgg daan ko suivre daan ko topp ma xam combattant yëpp. xam naa si ñu bëri mais nekkul loo xam ni dama tëb rek dugg ci rek jël combat non xam nga Montpellier laa doon préparé sama combat yi mujjee yëpp depuis 2013 combat yi mam yëpp foofu laa ko mujjee préparé foofu dafa am ay club yoo xam ne dama doon entraîné ak ñoom ensemble su ma demee ñooy ànd def musculation ñooy nekkandoo salle et tout ma nekk ak ñoom pendant 5 ans ou 6 ans yoo damay entraîné ak ñoom ensemble ba maîtriser règlement yu bëri xam système entraînement yi. soog nangu jël combat parce que combat kenn du ko jël aveuglement noonu rek surtout sport de combat boo siy dugg il faut da nga ko war a jàng nga maîtriser si lu bëri xam système entraînement yi xam règlement yi aussi bëgg ko waaw donc presque entraîné naa ak ñoom ensemble 5 ans ou 6 ans soog a jël combat donc aussi beneen bi ma ni lamb il faut moom beneen sport boo xam da koy concurrencer pas pour ñëw pousse ko mais maanaam beneen plus lay doon. boo xam ni pour mbër yi mënul am combat bëri dóor ñu am ay combat MMA aussi beneen bi dina permettre aussi tamit yeneen sponsors yu mag yi mën nañ topp MMA bi ba ñëw dugg ak moom Sénégal ba làmb neex leen sax ba ñu jàpp si donc man sama objectif bi ma am loolu la jéem a yaatal MMA bi Sénégal mais ñenn ñi nag ñu ngi commencé di comprendre mais ñenn ñi comprendre guñ mais dama bëgg ñu comprendre que ni sport de combat la comme yeneen sport de combat yi aussi mën na attirer tey sponsors yu mag yi
ba ñu ñëw tey dugg si voilà ambition bi loolu la. donc aussi tamit sama rakk yi nga xamante ne tey ñoom seen carrière presque des na lu bëri ñu am bëgg-bëgg bi ba dugg si ba nga xam man su ma arrêté aussi ñoom dinañ mën a continuer. donc gis nañ ni Siteu commencé na muy sama rakk vraiment bi muy jël combat bi laaj na ma xalaat wax naa ko li ma si xam yëpp aussi assuré na ko. gis nañ aussi rëg-rëg mu ngi siy bay waaram bon ñu ngi xaar aussi ñeneen parce que tey ñun am nañ avantage muy déjà am nañ base bu bëre bi kon am nañ avantage tey pour mën a nekk ay champion si MMA bi. d'accord mu nekk lu am solo ñu jógee ci loolu comme ni nga ko doon waxee mbas mi dugg fii ñu ñaan yàlla mu jóge fii mais ñu jékki-jékki combat yu bëri di taxawandoo si la ñu dégg sa combat revanche ak Eumeu Sène parce que yaa nga koo wax bëgg nga revanche boobu. mën nañoo wax ni ci sa fin carrière la ñu mën a wax la combat bi ñëwee ñu ne Gaston Mbengue moo ko taxawal ñenn ñi naan taxaw na ñenn ñi naan taxawul ma ne comme teew nga fi naa la ci laajtee combat boobu nu mu demee. waaw ni mu demee mën naa si indi leeral yu wóor mooy combat bi ñu koy démarché boobu maa ngi France ma doon waxtaan ak Gaston lu bëri ñu waxtaan ba am accord de principe maanaam ñu wax ba tënk ay kàddu. Gaston nekk nit koo xam ni xam naa ko bu baax xamante nañu nit la ko fonk kàddoom donc moment bi mu bëggoon a taxawal combat bi fekkuma Sénégal donc mu waxtaan ak parti bale ba ñu d'accord waxtaan ak sama parti ba ñu d'accord mais pour ma defar ay contrat ak signature il faut mu ñëw Sénégal donc ma ne ko xaaral su ma ñëwee ñu def finition yi donc bi may ñëw net woo na ma pour ñu def finition yi mais dafa tombé woon man bi may ñibbisi dafa tombé ak mu amoon décès donc yaayam gaañu si biir mois bi vraiment bëgguma ko woon di ko bousculer pour affaire combat parce que ku ne xam na waajur ni mu mel te waajuram génn àdduna moo koy woo di ko bousculer pour ñuy wax ay defi signature contrat man naa ko bàyyi ba affaire bi xaw a dal tuuti bi may ñëw léegi si yoon bi ñu ngi waxtaan téléphone pendant 1 heure de temps donc tey mooy 40 jours pour bi yaayam génne àdduna ak léegi ñu waxtaan naat lu jëmaat si combat bi donc xamal naa ko ne ko aussi dinañ ci waxtaan lu bari tey pour mu leer combat bi taxaw na si ni ma mën a waxee ni taxaw na mooy que waxtaan nañu ba nga xamante ni tey si man la desoon pour ñu defar contrat yi donc ñibbisi naa Gaston si boppam léegi même pas 1 heure de temps wax na ma ni ma Eumeu Sène am na moom benn partie boo xam ne moom jot na ko donc man nag li ma tënk ak moom semaine prochaine dinañ defar contrat yi mu dugal avance am di continuer combat bi mais combat bi accord de principe yëpp am na waxtaan nañ lépp ba sama adversaire promoteur si boppam mu ngi may seetaan xam ne ni man du ma wax lu may làmbatu wax na ma ni ma sama adversaire jot na benn partie donc comme man maa desoon comme nekkuma fi woon donc léegi ñëw naa donc wax nañu ba tënk semaine prochaine dinañ defar contrat yi mu génne avance am ñu nekk ci combat bi. su ma la déggee bu baax loolu leer na combat bi aussi mën nañoo wax ni taxaw na donc fu mu toll nii Gaston Mbengue ñëwaat ci làmb ji retour Gaston Mbengue nan nga ko gisee. Gaston mosul jógee si làmb ji xam nga mën na. en force bi may wax. waaw loolu laa expliqué mën na am benn moment mu arrêté tëgg làmb mais ça veut pas dire que dafay bàyyi combat parce que Gaston nitu làmb la luñ mënti wax it nitu làmb la donc retour am vraiment dañ ciy kontaan parce que plus la. mas naa def benn interview ma ne làmb fi mu toll soxlawul ay promoteurs yu dem ay promoteurs yi ñëw la soxla parce que làmb bu ñu waxee dëgg 2 ans yi ñu génn dafa xaw am crise kon vraiment bu Gaston ñëwee décroché combat yi toll nii tey vraiment dañ ciy kontaan waaw parce que retour lay def boo xamante ni bu am solo la ku ne xam na ni Gaston club bi mu defoon 2006 si le champion yi bëri génnee man comprendre naa ko bu baax parce que bi mu ñëwee tey bëgg sama combat ak Eumeu Sène ku ne xam na Gaston ak Eumeu Sène ni ñu mel. doomam la jarbaatam la léppam la man aussi Gaston sama xarit la sama grand la sama lépp la nit ku boo seetee sax dañuy wax interview boo xam neexul parce que dañuy wax ni dafa fonk kàddoom moom bu weexee danaan la weex na su bula mu ne bula la man dafa am fu ñu fu bokk jikko donc retour am ñu ngi koy saluer bu baax a baax di ci kontaan di wax ni na ñëw ak jàmm événement yi nga xamante ni tey mu ngi koy taxawal yàlla def mu sotti yëpp sotti ba yàlla may ko si réussite boo xamante ni voilà day continuer tëgg yeneen i combat. Bombardier lan moo tax nga yàkkamti jël Eumeu Sène lan moo tax nga yàkkamti revanche boobu.
waaw xam nga maa ko bëggal sama bopp nag combat bi wax naa ko fu nekk bariwu moon sax lu may wax ni combat bi maa ko bëgg wala maa bëgg mbër bi mais bi maa ko bëggal sama bopp parce que xam naa ni combat bu njëkk bi dama si juum ba xamal sama bopp dama juum accepté ko it li ma rëccoon si combat bale laa bëgg rattrapé waaw moom laa bëgg rattrapé wax naa ko fépp combat bi combat bu ma yitteel la combat bu ma ñor la parce que dafa am lu ma njuumte bu ma def même Eumeu Sène mi daan tey xam naa ni bëgguloon combat bi demee noonu jël na si titre roi des arènes mais bëggoon na tey ñu livrer combat boo xam ni day gën a intense xeex bëre yëpp am si mais boo seetee combat bi c'était vite fait dafa gaaw. Eumeu Sène si détails yu bëri mais daal xam naa ni bëgg naa combat bu saf-sap incha allah. mais Eumeu Sène est-ce que dana la jox temps combat bu saf-sap yaa ngi koy wax bu fekkee ni ñenn ñi ne combat boobu cër bi nga joxoon Modou Lo jox ko Balla Gaye joxoo ko Eumeu Sène da nga ñëw xeeb Eumeu Sène dox ci kawam. yooyu yëpp mooy njuumte bi xam nga accepté naa ko sama bopp ma ne dama juum nag ça veut tout dire juum day nekk mën nga xeeb adversaire bi lañ la conseillé woon pour nga bëree ko bëriwoo ko stratégie bi nga woon na bëree bëriwoo ko yooyu yëpp njuumte la après nga koy xam waaw moo tax ma ne la combat boo xam maa ko bëggal sama bopp la yàlla def tey Gaston décroché ko kon maa ngi ñaan ñu def combat boo xamante ni day nekk te Eumeu Sène der la xam naa ko combat yi gën a metti si làmb ji bokk na si ñu koy bëre moo tax ma bëgg ñu def combat boo xamante ni ba keroog ñun ñuy bàyyi bëre day des si mémoire yi. est-ce que Bombardier war na xeexaat ak Eumeu Sène xeex ak Eumeu Sène moo la indil juum ji te ba yaa ngi naan combat wu der est-ce que Bombardier war na xeexaat ak Eumeu Sène. si Eumeu du daw te man du ma daw bu laajee xeex mën nañ xeex mais day wuute ak xeex bii passé waaw mënul ñàkk Eumeu bu ñuy bëree foog ñu xeex foog ñu bëree loolu mënul ñàkk parce que du daw géré la man géré laa du daw coow du ma daw coow te dafa bëgg combat bu metti man aussi dafa bëgg combat bu metti moo tax sunu revanche bii mën na nekk combat boo xam ne kenn du ko fàtte si àdduna waaw maa la wax loolu. mën na dàq sa combat ak Modou Lo. mën na dàq si combat yu mas a bëree xam nga combat ak Gris Bordeaux neex na trop saf na mais bii mën na ko dàq. ci xeex ak bëre. si lépp parce que combat bi fi mu toll si ñun ñaan la dafa am si lu mu jógee man moo am si lu ma jógee donc moo tax ma ne la mën na doon combat bi dàq si bi làmb amee ak léegi moom li mu bëgg a bëree su ko bëree ak man li mu bëgg a bëree su ma ko bëree combat bu neex ngay gis. mais est-ce que du naxante non combat bi mënuñu naxante foog day metti dafa am si lu mu jógee am fu mu jëm man am si lu ma jógee moo tax mënul yomb combat bu neex lay doon nañu xaar combat bu neex. nañu xaar combat bu neex mu nekk lu am solo yaakaar naa mën nañoo wax ni mooy doon sa ultime combat ci làmb ji comme ni CNG fixé date li nga xamante ne moom mooy retraite làmb. waaw parce que. rafetlu fekkee ni waa xam nga man tey position bi ma nekk. am na lu may wax dañ naan bopp moo tax muy wax mais man je me sens toujours que ni bon pour man 35 ans laa am si waxuma en tant que nag keneen man sama bopp laay wax. parce que tey su fekkoon ni sentir naa tuuti rek ni li ma doon def mënatuma ko ou bien wàññeeku na maa ngi njëkk a xamal sama bopp ne lii mënatuma ko mais li ma doon def maa ngi koy def ni ma doon sentir sa bopp maa ngi koy sentir sama bopp mais comme règlement la tey am na nu ma siy waxee dañ naan bopp ma tax muy wax mais man si monde bi gisuma si benn discipline boo xam ni dañ naan boo amee 40 ans boo amee 42 ans 45 ans arrêté gisuma ko fenn donc moo waral ma gën a balancé wu de trop aussi tamit si MMA bi parce que MMA amul ay arrêté da ngay combat ba heure boo ko mënatul bu fekkee ni règlement boobu continuer nañ ko ne 45 ans ngay arrêté ma arrêté mais tey bu ñu xoolee tamit ni peut-être mën nañ ko changer règlement la boobu dañ ko bindoon rek teg fii donc parce que yàggul loolu bu ñu ko fi commencé léegi ay 5 ans lay toll bu ñu xoolee ni règlement bu ñu mën a changer la bu ñu ko changer ma continuer def quelques combats mais bu ñu ko changer aussi damay bàyyi kon ne dem defi leneen.